projet bi moom dafa dugg rek ci cadre projet Macky Sall bi nga xam ne mooy fexe ba terroriser askan bi yëpp ba kenn dootul ñeme wax pour mun a dérouler li nga xam ne mooy mbébétam te mbébét bi du troisième mandat rek waaye mooy mandat à vie mooy mu toog ci réew mi ak moom ak ñi ko ngemb ba nga xam ne kenn doon ko fi mun a déjjati lii def cee dugg fekk si yeneen yoo xam ne bi ñu jógee ci mois de mars bi nga xam ne askan wi won na ko ni moom moomul réew mi mu jàpp wala mu jàngat ci jàngat yi mu war a jàngat mooy la ñuy xaar ci moom mooy mu toppatoo coonoy askan wi mu saafaral jàngoro askan wi waaye xaaruñ ci moom mu nekk ci nappaate ak pexeel opposants yi li askan wi doon xaar ci moom mooy jox nañ ko ñaari mandat mu waroon doon gor ndax boo dëkkee cim réew mi mat 16 millions d'habitants 16 millions d'habitants yooyu ñaata ñoo ci mës a nekk président de la république ñaata ñoo ci mës a nekk rek sax ministre wala directeur général yow yàlla may la nga bokk ci 16 millions yooyu ku ci mën a nekk président charte réew mi ne ci ñaari mandat la mën a nekk bu mandat yooyu jeexee na nga dem sa yoon ñu jox la loolu ba mu jeex nga ne duma dem damay toogaat def beneen mandat askan ne loolu mënuñu koo nangu nga ne dinaa ko def par force looloo andi li ñu gisoon yëpp ba mu ci génnee ole mu am ci jàngat ni la ñuy xaar ci moom mooy ñaari at ak genn wàll yi ko desee na ko rafetal réew mi am jàmm am dal am tey te mu góorgóorlu nag jublu ci liggéey ba sénégalais yi seen jàngoro wàññeeku ndaw ñi am liggéey jigéen ñi seen coono wàññeeku liggéeykat yëpp mën a am naataange ci seen liggéey loolu lañu yaakaaru ni moom la gis waaye gis nañu safaan wala ba mu ci génnee njàggan bi mooy te ñi mu àndal ñëpp di ko wax mooy dafa jàpp ni li fi xew dañ koo bettoon rek kon na defarwaat defaru gi nag mooy bu njëkk mooy naa dem recruter ay policiers ak gendarme yu bëri tey nee nañu 3000 la ci police 3000 la ci gendarmerie bu loolu weesoo jàpp ñi jiite woon police bi ak gendarmerie bi li ma bëggoon ci ñoom amu ko mu jëlee leen fi daal di andi ñoo xam ne yaakaar na ni su leen nee jël leen char de combat yi dox ci kaw Sénégalais yi dinañ jël char de combat yi dox ci kaw Sénégalais yi waaye loolu doyul mu ne kon il faut ma am li tubaab di wax arsenal juridique mooy il faut ma jël ay matuwaay ci yoon yoo xam ne dina ma jox doole goo xam ne ku sëqat sax mën naa la tëj te li ci gën a bëri mooy tëj la si sa giiru dund daat koy jaarale ci li ñuy wax terrorisme loolu mooy li am tey jii looloo na war a mottali pexe yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy pexe bu ci paree nag day jublu ci Sénégalais yi day jublu ci dal nit ñi waaw loolu duma ko wax fii parce que dafa concerner force vive de la nation bi yëpp ay stratégie la ay waxtaan la yoo xam ne mu ngi door a ñu ngi ci mais lu leer ba leer mooy Sénégal fi mu jógee ci ay conquête démocratique depuis avant indépendance ba léegi ku yaakaar ne mën nga xëy ci benn fan nga nasaxal ko da ngay nax sa bopp. waaw ma njëkk a leeral dara balaa may dugg ci loolu mooy gouvernement benn argument la am ci loi bi boo waxee dañu la naan loi bi andiwul lu bees daanaka waaw lu andiwul lu bees lu fi jar a soppi foo soppi am rek mooy yokk nga wala wàññi nga nañu waxante dëgg rek loi 2016 bi loi bu ñu làqoon la sax ndax fii ñi fi nekk ci presse bi yëpp ana kan moo mën a ne moom xamoon na loi 2016 boobu c'est vrai dañ naan nul n'est censé ignorer la loi waaye xam nañ loolu waxu picc la dañuy jaar ci suuf en catimini di voter ay loi yoo xam ne sénégalais duñu xam la ca ne may wax mbir mi ni ñaar la dafa am d'abord loi 2016 bi loi boobu dafa di loi bu anticonstitutionnelle dañ ko war a attaquer parce que loi boo xam ne dafay jël mbirum terrorisme ne ku manifester mu am débordement ci manifestation boobu terroriste nga ku mer génn manifester ñu ne taal nañu ab bus parce que bien public la terroriste nga ba ci sax ku sàcc ñu ne terroriste nga ñaar ñu jote xeex dara tuuru ci ñaar ñu ko yàlla ñu ne kii terroriste la loi boobu musiba la cim réew amul benn réew ci àdduna bu définir noonu terroriste xanaa mu doon réew yi nga xam ne ay dictature lañu waaye réew bu moderne bu démocratique amul ci àdduna donc ñu wax sénégalais yi ni loi 2016 boobu déjà moom musiba la woon te sénégalais yi xamuñu ko woon
parce que député yi fi nekk sax xamuñu woon loi 2016 boobu te ñoom seen exposé des motifs bi pour loi bi visé wuñ ci loi 2016 loi 2018 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dañ ci bind mais waxuñu bu 2016 xam nga loolu yëfu tappale la parce que loi booy modifié da ngay fàttali loi bi ko jiitu kon loi 2016 boobu la ñu waroon wax waaye boobu dañ ko doon nëbb muy benn waaye lan lañ ci yokk mooy ci code de procédure civile dañ ci yokk dooleel procureur ak juge ku wax procureur nag xam ni kii fi nekk di sëñ Bassirou Gueye li mu yor déjà ci doole ñu jox ko musiba la parce que procureur Macky la daf fi nekk pour tëjal Macky ku Macky bëgg ñu tëj ko waaye nga dolli ko ay pouvoir yoo xam ne yokk li ñuy wax pouvoir de confiscation mooy tey mun na nangul alalu ku ko neex te li loi bi njëkkoon wax sax ne dañuy nangul lenn ci alal gi parce que li ci des dañ koy bàyyil njaboot gi nee nañ léegi may nañ ko lépp mun na koo nangu ñaareel bi ñu ne may nañ leen ay pouvoir de perquisition yoo xam ne yu ëpp la mooy tey mun nañu débarquer kër ku ne saa su ne sans pour autant sax niñ ko doon defee mooy dafa war a am kooku dafa war a d'accord ci loolu mu ñëw débarquer fa à tout moment daal di perquisitionner kër gi ñu fouiller kër gi yëpp wëlbati say bagage naan dañuy seet ay preuves ñetteel bi ñu ne may nañ leen ñu mun a mettre sénégalais bu nekk sur écoute écoute yi nag ñun ñëpp xam nañ ni écoute yi am na ba noppi fi mu ne nii nag dañ ko bëgg a fësal nëbbatuñu mooy ku leen soob tey ñu ne diw mi njot nañ ni terroriste la daal lay mettre sur écoute looy wax ak sa soxna looy wax ak say xarit looy wax ak sa avocat ñëpp ñu boole leen ci mbir mi ne dañ leen di déglu yooyu réew bu ñu bàyyi mu am fa musiba am na. mais président est-ce que tamit bàyyiwuñu xel ci yenn actes yi nga xamante ni aussi dinañ ko di nemmeeku maanaam acte de vandalisme yi nga xamante ni au moins. waaw xam nga déedéet xam nga loolu mi ngi woon déjà ci code pénal bi acte de vandalisme yi mu ngi ci code pénal bi sanctionné na ko ba pare lan moo waral ñu bëgg ko jëlee foofu yóbbu ko ci terrorisme xam nga terrorisme mooy lan mooy ku jóge fële takk ay bombam ñëw claté ko ci kaw nit ñi parce que dafa ne nii la ñu war a doxale loolu mooy terrorisme mais revendication politique mun na jël forme bu ne mais su amee forme bu ëpp moo tax code pénal daal di prévoir des article 72 ba 84 article 84 ba et cetera ne lii appel à insurrection lii nu mu tudd débordement yi am ci manifestation bu ne nag mu wax ni nii lañ ko war a doxale lii mooy daan bi lan moo tax ñu bëgg ko jëlee foofu ne dañ ko yóbbu ci terrorisme foog nga ni ku manifester étudiant bu manifester ko ne kontaanul mer génn baare yoon bi taal oto kooku terroriste la loolu mooy définition terroriste kon du ñun waxuñu impunité lu am rek am na lu ci yoon wax fi mu toll nii am na ay daan yu ci ban besoin la Macky Sall am ba seet li nga xam ne tey mooy li gën a diis ci crime nga xam ne àdduna bi yëpp da koo ragal nga ne loolu léegi mooy terrorisme ça veut dire que sénégalais bu ne tey terroriste la ki génn sax ki organiser tey sa gàmmu wala sa màggal ñaanuñu ko yàlla problème am fa ba ay nit jaxasoo nee nañ terroriste nga ndax dañu ne débordement bu am ci manifestation loolu est-ce que sénégalais war nañ koo nangu kon mbir mi du ay bëgguñu waxuñu impunité ci kenn lépp lu nit def te loolu jaarul yoon am na lu ci yoon wax ba noppi la ca bees mooy dañoo jël loolu yëpp nag ne léegi dañ koy dugal ci terrorisme mooy ku ko def yow ak Oussama Ben Laden yéen a yem yow ak nu mu tudd état islamique yéen a yem yow ak yow est-ce que loolu yow mën nga ko nangu étudiant bi manifesté wala homme politique bi génn def rassemblement am kooku ak ñooñu ñoo yem loi bi moo tax dama ne opposition loi bi bu fi kenn toog sax naan da ngay def ay amendement ak ay parce que loolu da nga leen di fulal loi bi dañ ko war a retirer projet bu bees bi bu ñu génnee ci loolu nag dañu war a attaquer l'ancienne loi bi fi nekkoon ba pare bu 2016 dañu ko war a attaquer pour inconstitutionnalité parce que c'est une loi inconstitutionnelle loolu mooy wax ji ñun loolu la ñu ñëwoon bokk ak opposition pour dolle leen malheureusement waxtu julli jumaa dem na waaw xam nga forme terrorisme rek la xam nga assemblée bi damay wax sénégalais yi nii boo gisee sama tànk néew ci assemblée bi ay at a ngi nii li ñuy dund ci assemblée ñu nag ñoom ñoo ko xam saaga yi xaste yi yooxoo yi waaye yooyu yëpp mën na jàll tanit ak nu mu tuut tuut kilifa lañ ci réew mi ndax ñi nekk fii yëpp ci assemblée bi gëw ma ni am na ci ñett yoo xam ne tey am nañu mbébét ni 2024 bëgg nañu yor réew mi kon man mi am mbébét boobu te bëri sénégalais yoo xam ne xoole nañ mbébét yooyu dafa am lu ma war a moytu moo tax
mënumaa bàyyi mandat député bi parce que ñi ma wóolu ba bëgg ma ñëw assemblée jox nañ ma ko waaye mënumaa permettre sama bopp di ñëw assemblée ñu may provoqué wala ñu naan dañuy dal sama kaw muy mbir moo xam ne équilibre mooy ut la ñu bëri dañ naan Sonko bëriwul tànk assemblée waaye su ma duloon téye sama bopp fii ci assemblée bi parce que loolu seen pexe la dañu ne waa ji su ñëwee te ay ndigal yu ñu leen jox la bu ñëwee provoqué leen ko attaqué leen ko xeex leen ak moom bu ko defee sénégalais ne Sonko ngi xeex assemblée comme ça ngeen kase image am loolu nag boobu ba léegi ñu ngi koy moytu waaye loo gis am na fu mu yem tant que yaa ngi may xas yaa ngi may saaga yaa ngi may tëb dinaa tënk sama xol muñ ko waaye nga ñëw ne danga may attaqué physiquement wax dëgg yàlla tollooguma foo xam ne gis naa góoru yàlla goo xam ne ak noo munti toll di nga ñëw attaqué ma physiquement ma seetaan la comme ñoom nag recrutement nervi ak terroriste mooy seen spécialité kenn ci ñoom nga xam ne yàgg na maa menacé fu ne ñëw na tey essayé yàlla def na duma naa ko futti naa ko fekkewul sax séance bi loolu gënalu ma woon ni ma ko waxee nii waaye loolu message rek bu ñu leen di envoyé parce que monopole de la violence kenn yoru ko te fii koo fi laal mën na la def lu ëpp loolu kon ma seedeloo Sénégalais yëpp ni ñëw naa assemblée pour def sama liggéey ndax lii circonstance exceptionnelle la woon su du woon loolu man ni may defee sama liggéey assemblée mooy lu ma gisulul yoon dinaa bind gouvernement bi tontoo ma woo presse bi ne askan wi lii moo fi am lii du yoon mais dama doon éviter di ñëw fii parce que li fi nekk ci député majorité ñite dafa nekkul ci ñoom la ci ëpp bokk ndax ñëw sa collègue di wax nga jóg di yuuxu di saaga di xaste loolu dafa rafetul mais loolu mooy mission bi ñu leen sant loolu yëpp nag ñu ngi koy muñ di ko muñ ngir yàlla di ko muñ ngir askan wi nga xam ne am na bët buñ ñu xoolee waaye attaque physique moom du ma ko nangul kenn ci àdduna parce que yaram dong la looloo fi xew ñu ngi koy jéggalu Sénégalais yëpp waaye lu mënuloon ñàkk la